salaamaaleykum yéen ñi safoo di ñu seetaan si Mbour TV salaamaaleykum yéen ñi seetaan suñuy plateforme audience dellu si waat na tey nag ki ñu dalal jigéen la ñu gën ko xam si Ndeye Fatou Ndiaye madame Diop Blondin moom nag lañ dalal tey nekk ingénieur en communication mais aussi bokk ci plateforme bu Sénégal bu ñu bëgg moom la ñuy dalal tey fas yéene waxtaan ak moom nag ci ñaari ponk bi ci njëkk bokk na ci li nga xam te ni mooy vision actualité d'une manière générale nan la ko gisee mais aussi ci plateforme bi Sénégal bi ñu bëgg seen taxawaay ci diwaanu Sénégal mais rawatina fi ci diwaanu département de Mbour lan la loolu daal lañ fas yéene waxtaan ak moom mais laataa rek ñuy tàmbale dañ koy jox mu nuyu ñi nga xam te ni ñoo ñu seetaan à chaque fois si Mbour TV. jërëjëf maa ngi lay sant bu baax di nuyu tamit sa internautes yeeg téléspectateurs yi di la jaajëfal bu baax ci invitation bi di bu ñu mottalee kii bi rek présentation bi coordonnateur adjointe plateforme Avenir Sénégal bu ñu bëgg c'est une plateforme politique voilà en même temps di jiite benn association bu ñu wooyee jàppalante Mbour développement ñu ciy liggéey fii buñ ci amee jot xëy na mën nañ ci gën a gëstu wax jooju waaw tamit bokk tam ci ñi nga xam ne saa yu ko soxla bi askan bi soxlaa rek mu am lu leen naqadi mu taxaw ci wetu ñooñu am tolof-tolof moo taxoon ñu bokk ci ay kuréel yu mel ne aar lu nu bokk ak ñeneen donc loolu moo tax askan bi rek moo tax ñuy jóg di bokk ci xeex bi waaw. askan bi moo leen tax a jóg ñu gis que ne nemmeeku ni jamono ji dafa bëri problème maanaam ci coow yi nga xam te ne am na ci jamono ji rawatina ci li nga xam te ni mooy coowal mërs ci côté communication d'abord en tant que ingénieur nan nga gisee type de communication bi nga xam te ni moom la Sénégalais actuellement di utiliser concernant ci li nga xam ne mooy affaire de Ousmane Sonko ak Adji Sarr. non bu ñu waxee affaire mërs du ma ne affaire Ousmane Sonko et Adji Sarr parce que kooku bés buñ ko firndelee ba justice bi wane ko ba mu leer naññ su boobaa ñu mën a wax ba yegg ba ci foofu mais bu dee affaire mërs ba jamono ba léegi wax jooju toujours dafay intéresser nit ñu bari tey jii bu ñu taxawoon ci benn plateau télévision man ma toog di wax nit ñi seen koom-koom naka la ñu war a jaar ak fan la ñu war a jaar ba am yokkute am ku taxaw fële di wax ci mbirum mërs mën naa am ne télévision bi ñëpp fële la ñuy nekk di déglu loolu di seetaan ba nga xam ne fu mu nekk nii bu sujet yu mel noonu yegsee ci kii bi rek ci wax ji média yu bari dañ ci profiter di ci titrer di ci wax di ci waxaat di ci def ay analyse ay contre analyse ba nga foog ne que dossier bi chaque minute am na lu xew fekk na yoo dossier bi mbirum justice la wala mbirum enquête la bon dara xewul diggante bi mais comme xam nañ ne que dafa intéressé nit ñi sujet yu mel noonu dañ ciy wax léegi nag kan mooy responsable est-ce que nit ñi daw ñoom ñëpp di déglu loolu plutôt que ñuy déglu leneen est-ce que ki ci profité di jaay mooy responsable kooku moom mu ngoogu ñu bàyyil askan bi ñu xalaat. mais su ma déggee si ko digoo si li nga wax c'est-à-dire choix la problème de choix la mais tey jii est-ce que tamit bon dëgg la kiy jaay mu jar ngay wër mais le fait bëgg muy jar mais produit bi aussi tamit je pense que li nga war a jaay dafa am qualité je pense. mais bien sûr loolu mooy li war ku nekk. am comportement bu qualité ci daal en tout cas nga bañ a def naka sa dul noonu di wax lu am solo lu amal nit ñi njëriñ di def tam lu am solo wante nag dañu nekk ci dëkk boo xam ne quand même nit ñi dañu am liberté donc mun naa wax ne ku ci nekk li ngay def ci sa li nga bëgg def li nga namm def tant que tooñoo kenn amul dara lu mu la ciy wax ñëw naan la lii bu ko def ak lii defu ko xanaa mu nekk sa ay waajur wala ak ñoo xam ne may nga leen ñu lay jox conseil parce que mbirum moralité la waaw léegi yow bu fekkee ne bañaloo ko sa bopp am na ñoo xam ne ñoom ñoo la koy wax mais boo tooñul kenn nit ñi dañuy wax rek mais après tout kenn mënu la ko tere bon léegi bu ñu yegsee tam ci médias yi ñoom tamit ñoom ñoo war a bañ yenn sujet yi di ci wax lu ëpp bu fekkee ne par exemple wax ji dafa concerner ñoo xam ne jar na wax parce que maanaam wax ji du wax mërs rek dina laal ñoo xam ne dañu tekki dara ci dëkk bi dina laaj ñu gëstu wax mais du tere ñu buñ ciy liggéey ñu seet li ci am solo daf ciy baax li am solo lan moo am ba pare yem seen place su ne que man damay seet damay gëstu parce que yow kenn defagul procès
plainte bi kenn xamul sax lan lañ ci bind ndax lii la wala laa la nga bind ci wax ci ba mu sori fekk na yoo ñi ko war a génne ñi ko war a firndeel ñooñu pareeguñu sax yow fekk woo yaa ngi mën a yem nga wax cee wax a wax ba mu sori loolu tam dafay doy waar loolu du information de qualité parce que pendant ce temps Sénégal ñàkkuñu lu ñuy wax tey ji grippe aviaire bii fi jóge lu doy waar la lu doy waar la am na ñu bari ñu ci ñàkk seen xaalis koom-koom ndax ganaar yi dañ leen mujj seen kii yëpp ñu rey leen pour ñu bañ a wàll ñi ci des loolu metti na Covid bi mi ngi faat mag ñi faat bu doy waar di yokk di law ci biir dëkk bi ñu naan nit ñi dañu war a ñàkku anam yi naka la ñuy ñàkkoo naka la ñuy fexe ba faat bi wàññeeku naka la ñuy fexe ba wàllaate bi wàññeeku loolu tamit wax joo xam ne buñ ko fàttee ñu toog fii ci suñu gannaaw muy Guinée ñu ne Ebola juddu na fa et Guinée ak pour man Kaolack benn la nekk ay mbokk kon mbokk lu leen jot gannaaw suba mu yegg si ci ñun xam nga loolu doy na wax vraiment am na yu am solo yoo xam ne ci dëkk bi waroon nañ ko jox place bu mu war a am dolli ci nag bu fekkee ne sujet yu mel nii am na. mais tey bu ñu nemmee ko tey est-ce que gisoo yow tamit sànq lu ma dégg sa biir wax à chaque fois média bi nga xam média bi mais tey est-ce que gisoo tamit réseaux sociaux bi dafa ñëw am doole ci kaw média bi ba tax na ni la plupart fake news yi ngay gis yëpp foofu lañ koy gisee mais aussi que nekkul concurrence avec réseaux sociaux yi moo tax tey jii télé yi aussi tamit di def benn di obligé di def benn type de communication. waaw mais loolu quand même je pense que métier bu nekk am na déontologie maanaam boo ca nekkee naka ngay doxalee ak lan nga war a def ak lan nga warul def defe naa ni ñi nekk ci liggéey métier journaliste yi ak média yi ñooñu xam nañ ko bu baax a baax ba nga xam ne ku ci bëgg numérique am sa réseau social am na noo fay waxee am na noo fay doxalee ku bëgg rajo am na no fooy yem ak nooy waxee ak loolu war voilà am na yoo xam ne vraiment kenn waru ko dégg ci rajo vraiment man dama koy ñaawlu ba fi ñaawlu mën a yem assamalaak nag di ko bind. nga xam ne non politicien bi mooy kan politicien bi mooy sénégalais politicien bi mooy yow bu fekkee ne média bi dafa bind man nee nañ ko wax ñu ñaaw waxu ko ki ko nettali ki ko jottalee ko wax. mais sénégalais moo bëgg a dégg lu ñaaw dafa mel ni moo waaw mais ba léegi rek ku ci nekk ak sa responsabilité man bu ñu toogee ma bind sama page Facebook wax ne que par exemple lenn dafa ñaaw am naa ci responsabilité man maay kan ñi ko gis wasaare ko am nañ ci responsabilité ñoom ñooy kan ñi ci toog di ko déglu di ko commenter di ko analyser di ko kii am nañ ci responsabilité ñoom ñooy kan donc loolu ñooñu ñëpp ay sénégalais lañ ay citoyens lañ ñii ay journalistes lañ ñii ay maçon lañ ñii ay gardiens lañ ñii ay politiciens lañ ñooñu ñëpp ñooy wax tey jii de parce que ku dugg ci réseaux sociaux yi li ci journalistes yi di wax noonu lu tuuti la par rapport ak li ci population bi di wax te man li ma jàngale ci réseaux sociaux yi mooy dañu dem ba nga xam ne médias yu traditionnels yi dafa am ñu ko moom ñoo xam ne dañu am seen intérêt am loo xam ne moom la ñuy wax ak nañ koy waxee am loo xam ne duñ ci mës a wax ba nga xam ne ci àddina bi wërngal képp nit ñi jalaat réseaux sociaux yi moo maatal ko seen bopp di ci wax seen xalaat léegi nag Sénégal li fi manqué mooy formation ak ubbi xelu xale yi parce que am na semaine dernière rek benn xale bu ma doon laaj naan ko bindal ma li ñuy def nii yëpp sottil ma ko ci Excel moom pourtant jàngalekat la mu ne ma moom xam na Word wante xamul Excel mu bëgg ma kii naan formation payée ma ne ko déedéet demal nga dugg pendant 3 jours comment ça marche Excel ak site bi mu ñëw won ma ci lu ëpp man li ma koy jëfandikoo donc yooyu yëpp mi ngi ci internet boo bëggee def sa conférence yow yaa ngi def politique nga bëgg a xam naka nga war a nekk politique conférence école yi gën a mag ci politique mi ngi ci internet soo bëggee xool yow booy communiquer nan nga war a waxee fan nga war a jaar ak loo war a moytu loolu yëpp ñi koy jàngale mi ngi ci internet te doo fay dërëm lu dul connexion wante nag boo ci dëkkee nag di seet ay faits divers di seet ay kii loolu sa responsabilité la télévision bi am na journal télévisé am na benn directeur télévision bu ñu ko ne woon waaye yow sa télévision bi TF1 la defe naa ci France yow sa télévision bi du former ay citoyens yoo xam ne dañuy yeewu mun leen attention
man sama métier du jàngal ak citoyens yi sama métier mooy naka lay def audience ba am ay ñoo xam ne dañu bëgg publicité di ñëw di ma fay may def publicité mais su ma xamee ne li nga bëgg loolu lay teg parce que ci loolu lay amee benn publicité bi nga xam ne moom lay fayee samay salaire kon nit ñi nañu bàyyi xel bu baax ne que li ñuy wax offre et demande c'est-à-dire li ñuy jaay ak li ngay jënd donc loolu de bi ñu ci bàyyi xel bu baax comme ça ñu ku ci nekk xam li nga war a def. li nga war a def bu ñu jógee ci loolu ñu ñëw un peu ci plateforme bi Avenir Sénégal bu ñu bëgg d'abord plateforme bi moom bëri nañu ci lii mais tur rek ngeen am ñun dégg ñu leen fenn de lan moo war a loolu au niveau national ak boobu ñu ñëw au niveau départemental. waaw bu ñu ñëwee ci plateforme bi ñu ngi ko sos 2014 jóge nag ci ñu bari ñoo xam ne dañu nekkoon ci assise nationale. bokk ci forum civil ñu bari foofu la ñu jógee ñoo xam ne nag wax dëgg yàlla dañu yàgg di liggéeyal Sénégal te bokkuñu boolewuñ ci politique bëgguñu ci sax naan dañuy def politique am na ci ñoo xam ne proposé nañ leen ay postes yu am maanaa mais ñu xool ne lii niñ ko bindee niñ ko tabaxee su ma yegsee du ma mën a liggéey ni ma war a liggéey ba bañ loolu donc man ci laa leen rejoindre ci 2014 ñuy liggéey donte amuñu tur parce que Sénégal ëttu politique bi yaatu na buñ ne diw am na tur comme ni ma koy wax tey jii bu ñu demoon parti bu ci nekk dem élection gëw ma ne APR dana gagné APR kese àndul ak kenn moom sax ndax dana gagné tellement dafa kii bi voilà dañu bari 326 partis la dégg dernière statistique yi 326 partis xam nga ne loolu ku bëgg démocratie bu sell doo am. mais léegi moo laaj tamit mbooloo. laaj na mbooloo mais li mu gën a laaj mooy xaaral ma yeggali ci Avenir tuuti. waaw Avenir donc ki ko jiite mi ngi tudd Cheikh Tidiane Dieye moom sociologue la docteur en sociologie moom moo koy jiite ak man ñun ñoo ci nekk. suñuy mbébét daal mooy naka la ñuy defee politique ci anam bu sell mais du politique kese. lépp lu citoyen yi am soxla di ci liggéey ñun dinañ ci dugal suñu xalaat bu jaree ñu dugg ci bu jaree ñu wax ci donc du rekk bu élection jotee nga jóg ñëw liggéey tout le temps dañuy liggéey di ko def lu bari moo tax ñu def déclinaison sax bu ñu ñëwee ci benn dëkk di jàppale daara di jàppale ñoo xam ne dañu am problème mu suuf di jàppale ay tuutànke ay xale yu jàng école di ko defee noonu parce que pour ñun politique loolu yëpp la politique du rek élection rek voilà du tere nag bu élection yi jotee gannaaw ñun dañu choisir ne duñu def parti politique amuñu récépissé parti politique plateforme la non suñu choix la parce que ñun bañ koy def sax boobu 280 partis rek moo amoon te ñun bari woon ne ba yéem ñu daal ñu ne de toute façon am na ñu bari ñoo xam nañ na ñoo ànd ñoo niroo ci li ñu bëggee Sénégal dox gannaaw coalition la foog ñu ànd ak ñooñu ñun ñëpp ñu ànd pour dem kon bu ci amee ñu ci am récépissé rek ñun doy nañu. mais yéen a ngi si photo de ànd nga ak yenn parti je pense. waaw ñi ngi ànd ñun bokkoon nañ coalition jot na par exemple bu jiitoo loolu bokkoon nañ ci coalition Sonko président. non liñ ci génne mooy bi ñu demee ba nga xam ne dañuy seet ñu naan jiixi jaaxa diw ñu ngi koy woo diw woowuñu ko et cetera ñu ne dañuy toogaat coalition jot na jeexul complètement ñi ci nekkoon. ba léegi ñi ngi continuer di waxtaan ñi ngi continuer di ànd di def yenn liggéey yi wante niñ ko defee woon dañu indi woon benn espèce de fragilité parce que dafa ubbiweeku woon ba bari ay mouvement yu ndaw xam nga Sénégal da ngeen di nekk 2-3 rek daal di créer plateforme nekk ci télévision yi nekk ci kii daal di ñëw di wax bi ñu demee nag ba xam ne que vraiment ñun ñu bari xamuñu leen bu baax surtout ñu ñëw après coalition bi Sonko yegsee 3e ñu bari ñëw fekk si ñu càmbaraluñ leen nañ leen war a càmbaree pour sécuriser suñu àndandoo ñu ne nañu xaar nañu def pause def stop ba yëf bi taxaw terewul waxtaan nañoo ñëpp ña fa nekk ñoom ña fa des Alioune Niane moo ko jiite docteur Niane moo ko jiite ak ñoom Bruno D'erneville ñoo fa des terewul tamit ku mel ne ñoom Pastef ñi nga xam ne ñoom dañu dem ñoom Ousmane Sonko tey la ñu gën a toog waxtaan tey la ñu gën a ànd
ci fan la ñu jëmale Sénégal di ci xalaatandoo di ci liggéeyandoo. nan ngeen ko saytoo da ngeen a gis que ni dafa desee am lu set ba tax na ngeen beru jël seen kuréelu bopp nekkoon ngeen ci ay coalition ngeen daal di rocceeku la ngeen fa gis moo leen doyul wala lan la. non coalition bi li ma wax sànq rek la li ñu fa jëlee mooy dañ ne ku ci nekk na fexe ba débat massifié liggéeyaat bu baax ba firndee laat ne que yow opposition dëgg nga parce que dañu demoon Sénégal ba nga xam ne kenn xamatul lan mooy opposition voilà kan xamatuñu kan mooy opposition kan moo dul opposition gannaaw yow dañuy ànd te mu nekk ànd nawle mënu ngoo nekk ci man ba pare ma lay xalaatal lu ñaaw ñu continuer di ànd day yàq àndandoo ñu nekku ci nekk na nga dem liggéey am sa doole bopp dinañ toogaat àndaat donc ci loolu lañ nekk tey jii avenir Sénégal bi ñu bëgg mi ngi liggéey Mbour mi ngi seeti ñi mu war a seeti mi ngi organiser wu ci quartier yi ci 42 quartiers yi yëpp di am lu mu fay liggéey loo xam ne li ci kanam rawali gët dinañ ko gis. di fàttali rek ba tey rek ñu ngi dalal ki nga xamante ni mooy madame Diop Blondé bokk ci li nga xamante ne nii mooy plateforme avenir Sénégal bu ñu bëgg en même temps aussi nekk ingénieur en communication moom la ñu war a waxtaanal li nga xamante ne nii mooy ci émission audience madame Diop bu ñëwee tey jii ci li nga xamante ne nii mooy au niveau département. plateforme bi maanaam seen taxawaay ci département bi nan la ak d'abord sax dan nga gisee structure politique gu département de Mbour. waaw Mbour moom mooy Dakar mu ndaw rek ndax Mbour rëy na dëkkuwaay yu bees yi bari nañ ëttu politique bi bari na ay pàcc loolu mu metti torop wante ñun gëm nañ suñu bopp. li may wax toujours ñi may àndal ma ne di analyser li ñeneen ñi di def ak yooyu c'est très bien wante 5% ci sa temps rek la war a jël li gën a am solo mooy ñun lan la ñu bëggal Mbour lan la ñu bëggal Mbour ci diir bu gàtt lan la ñu bëggal Mbour ci diir bu sori ci diir bu gàtt bëgg nañu dëkk bi déjà nga am fierté nekk Mbourois maanaam ñay liggéey ci yeneen région yi Assama ak Dakar bu ñu ñëw week-end rek tëdd xasuma kenn nag ndax yàgg naa di ko def du ñu ñëw week-end rek tëdd nañu booloo dugal suñu loxo ci Mbour parce que ñun ñëpp ñoo bokk jooy bi ñu defee acte 3 de la décentralisation daggat ko boo defee 10 kilomètres am 3 communes am 3 maires ku ci nekk un petit roi fi nga nekk ba nga xam ne cohésion ci département bi intercommunalité bi gannaaw instance départementale bi dañ ko woyofal comme structure administrative amul budget amul noonu gëdd donc intercommunalité bi dafa woyof ba nga xam ne loolu laaj na liggéey bu ñu ñëwee ci fii marché yi bu ñu ñëwee ci tali yi nu mu encombré bu ñu ñëwee ci gox-goxaan yi ana seen ndox ana seen électricité ana seen transport bu ñu ñëwee ci suuf si fu mu nekk nii bu nawet bi jotee nga koñ yu bari doo fa aw bu noor jotee suuf si bu ñu ñëwee ci liggéey bi par rapport ak entreprise yi nekk yëpp Mbour par rapport ak même ñi nekk ci industrie extractive yi maanaam mine yeeg yooyu par rapport ak ñi nekk aéroport bi nekk ci ñun yooyu yëpp nekk vraiment des richesses suñu fi Mbour féete nga xam ne Carrefour la képp kuy jëm ci Sénégal ci suuf fi ngay jaar kuy dem Mali Guinée Bissau Guinée Conakry yëpp ngay jaar fii xam nga loolu yëpp ay avantages la yoo xam ne vraiment waroon nañ ci gën a profiter mais yemuñu ci loolu mooy diir bu gàtt diir bu sori dañ ne il faut que ñu xoolaat Mbour fii ak 20 at ci kanam fan la ñu jëm ak naka lañ ko war a xalaatee nit da ngay gént da ngay rêver boo koy wax nit ñi naan kii lu muy wax ni mënul am déedéet moom damay wax toujours ne que kii ñëw jël gaalu looca yi ak suñu président cour boobu demoon France 24 di wane ne que moom hôpital américain lay defay bilan de sang benn lañ lu ñuy wuti fu ñuy dëkk bu set dëkk bu sell dëkk bu ñuy fajoo boo feebaree ñu faj la boo amee sa droit ak sa àq ak sa yelleef ñu jox la ko kon bu ñu war a toog fii Sénégal ñu seet naka lañ koy defee ñun waroon nañu am accès secondaire yoo xam ne du nekk rek ay tali yu ndaw day nekk presque corniche suñu quai de pêche bi naka la ñuy def ba mu nekk port de pêche suñu communes yi naka la ñuy def ba mu dajaloo
bu ñu bëggee entreprise yu rëy mais loolu ci ñaar fukki at nga koy seet parce que tey jii ni communalité bi demee ak ni loi yi demee tax na mairie yu bari mënu ko. mais intercommunalité bi ngay wax ñu ngi ko commencé nemmeeku entre Sandiara ak Malicounda ak ñu ngi ko commencé di ko def loolu aussi je pense que c'est un bon début. waaw mais daggat bi dafa bari tey jii man dañu taxaw rek ci Mbour mais da ngay dem par exemple commune boo xam ne man am na sama benn naataango boo xam ne maire la woon ay 25 millions 50 millions le budget lay am foofu mu am fa benn responsable bu bokk ci nguur gi ñëwoon di fa def benn meeting di def 85 millions benn bés 85 millions meeting donc communes yi amuñu ressource Mbour tane na Mbour am na ay ressources léegi buñ ci boolee xalaat buñ ci boolee bëgg defar dëkk bi ba nga xam ne ñi fi nekk lu as tuut bi ñu am ñu ngi koy gérer bu mu war ba pare mu am climat apaisé ba nga xam ne kenn du galgal sa morom kenn du bàyyi sa morom su boobaa dina am mais Mbour li ko gën a gàllankoor mooy dañ ko wër ndomb dañ ko wër complètement benn commune moo ko wër moom mu nekk rek géej gi daal à part géej gi moom kii mu mel na rek ni ñu def Gambie daal xam nga loolu dafa poser problème loolu c'était des questions politiques moo taxoon ñu def ko est-ce que loolu la ñu war a continuer bu ñu gisee ne que baax na yooyu yëpp bu ñu koy xalaat ñu ne yomb la def buñ ko bëggee defar am ay BRT comme Dakar war nañ ko am wala sax tramway bés bu ñu énergie bi gënee kii am tamit ñun tamit li war a am yëpp am ay promenade ci au bord de la mer am yooyu yëpp loolu yëpp boo koy dama bëgg ñiy géntaan Mbour bu neex a dëkk pas seulement Mbour boo xam ne boofu bi nga waree jógee centre ville yegg si fii 1 heure de temps nga def pour yegg si fii donc war nañu am ay yoo xam ne buñ koy defar am na loo xam ne defar bi diir bi foog mu gudd te foog ñu bëgg ko te comme du ñu defar ñi bàyyil ñee foog ñu xalaatandoo ñun ñëpp ensemble fan la ñu jëm. kon su ma sukkandikoo ci ne ko instant ci période xalaat ngeen nekk mais commencé gu leen a réaliser di jëm ci wàllu. kuy réaliser da ngay am budget kuy réaliser da ngay am fonction déedéet non kuy réaliser da ngay am budget am fonction aujourd'hui yi am na ñoo xam ne ils sont maires am na ñoo xam ne ils ont le budget non du suñu cër ñooñu am nañu programme boo xam ne ñi ngi ko adossé ci budget bi ñu am ak seeni décision conseil municipal bi am na lu mu décidé man gëm naa ne que du affaire u nit affaire organisation la te du affaire u Mbour kese affaire u Sénégal la. mais ku ne organisation loxo ku nekk xaj na ci donc kon yéen tamit seen i xalaat war nañ ko déglu. non loolu ko gis nga loolu mooy wax nii loolu la ñu def ba créer plateforme avenir gis nga bu Sénégal aman problème dañuy jug fay sax spécialiste ñëw ne ko kaay xalaatal ñu lii wante ñi ngay waxal ñoom nee nañ ñoom ñooy autorité légitime ñoom xam nañ li ñu war a def décider nañ ko te ñoom ñoo ko yelloo parce que ñoom la ñu tabb kon yow da ngay ñëw rek jox leen dossier ñu naan presque dañaa xoolal dof bi ñëwati na ak i kayitam daal di koy teg fële sànni donc bu demee noonu da nga leen di bàyyi parce que ñoom ñoo nekk en poste ñoom ñoo nekk en fonction yow nga ñëw taxaw wane leneen wane beneen bëgg-bëgg su ko defee wasaare ko ci biir askan bi buñ ci d'accordé ñoom dinañ xalaatal. tey jii seen taxawaay ci diwaanu département de Mbour lan ngeen fi jot a def loo xam ne ni mandarga la luñ ci mën a teg suñu loxo. liñ fi jot a def mooy at bu nekk bi Covid bi arrêté ñëwee la ñu arrêté bu nawet bi jotee ñu dugal ay xale tout tànke yu jóge ci ay daara néegu góor liñ fi jot a def mooy bu koor gi jotee léeg-léeg ñu dem ak ay hôpitaux ànd ak yeneen association yoo xam ne ñoom ñoo gën a dañ koy def ci terrain bi dañuy ñëw jàppale leen ñëw indi vraiment suñu doole ñëw ànd ak ñoom bu ñuy defar jàppale hôpitaux yi bu ñuy defar prison yi léeg-léeg orphelinat léeg-léeg tamit ci askan bi comme dañ koy soxla surtout daaw nga xam ne dafa xawoon a metti Covid baa ngi doon soog a yegg si ñuy jëm di def social sukkaru koor li ñu gën a def mooy groupement femmes yi mooy mbirum développement parce que jigéen ñi dañu am cër bu baax ci koom-koom fii ci dëkk bi boo demee ci marché yi boo demee ci garage yi boo demee ci koñ yi ci kër yi ci même ci mbay mi ñiy witt haricot yi ñiy witt ñëpp ñi ngi foofu donc ñooñu dañu am ñoom ci seen bopp déjà des espaces yoo xam ne dafa neex a liggéey parce que xam nañ lu ñu bëgg te gannaaw mbooloo lañ buñ koy defandoo rusante bi ak kersa bi day tax ñu def ko ba mu mët sëkk ce qui fait que ci noonu ñoom loolu ñu bëgg ci loolu lañ leen di jàppale ba nga xam ne am na ñoo xam ne lu tuuti la ñu démarré woon
tey jii dem nañ ci ba sori ñi ñuy wax naan ñoom ñi ngi wut ay marchandises yu jógee yeneen i dëkk di ko wàcce di ko sédd alors que avant dañ doon cotiser pour rek am ay tout am transformer céréales maanaam defar ay cere defar ay araw ak yooyu yëpp nga xam ne boo leen jàppalee rek wan leen yoon bi ci yenn yi tuut ak yeneen yi rek ñoom ñu daal di demal seen bopp ba yegg fu sori bu weesoo loolu mooy message politique muy suñu projet politique bi nga xam ne ñi ngi koy doxal ci biir dëkk bi di ko wax ak ñi ngi ko war a waxal bés bu yegsee dina ñëw. bu yegsee dina ñëw mais daal dooñu ko wax mais xam naa nag léegi ñu jeexal li nga xam ne mooy émission bi. nan nga gisee gestion Covid bi ci biir commune bi ci deuxième vague bi est-ce que ça vous satisfait ou pas. En tout cas daal bàyyeeku bi bari na parce que dafa xaw a manqué cohérence xam nga bu fekkee ne en moins d'une heure nga génn département bi yegg beneen région boo xam ne amul couvre-feu. bu ñu nangoo fii ba nangoo les yenn région de Kaolack ñoom dama leen di joxe exemple rek loo xam ne dañ koy bañ région de Thiès kenn du ko respect bi xam nga ne du dëgër du demee noonu léegi tamit ci biir marché yi bu ñu bàyyee marché yi nit ñi di ñëw di saafante di nuyoo di waxtaan di ba pare ñu ne à partir de 21h. bu kenn defati loolu yëpp xam nga mesure bi day des donc man dama foog ne li ma jàpp mooy dafa manqué de cohérence ba mbas mi ñëwee ba léegi parce que ba ñu waxee nit ñi ne mbas mi nañu dund ak moom ci la ñu waroon a gën a dëgëral li ñuy wax mesure barrière raxas loxo yi sol masque yi ak moytu mbooloo yi ci lañ ko waroon gën a dëgëral parce que loolu mooy dund ak moo doon véritable li ñuy wooyee dund ak virus waaw loolu moo doon loolu wante dafa mel ne bañ ko waxee mooy ñun jël nañ deuxième ci àddina bi ñun de gagné nañu am nañ ci ndam donc amatul problème donc mun ngeen delluwaat dund na ngeen daan dundee ba mu am fi ay événement yu mag yu ñëw tey jii ñu taxawaat donc pour nga dellu siwaat ci nit ñi amaat ci ñoom dégg-dégg ba ñu amoon ci njëlbeen ba dafay daal di laajte yeneen stratégie de communication yu gën a dëgër tamit may ñaawlu toujours ne que état bi dafa xaw a aakimoo kii bi def ko seulement ci côté administratif ministère de la santé ay gouverneur mu mel ne ministère de l'intérieur la alors que affaire maladie la alors que relais communautaire yaa ngi fi district yaa ngi fi ñoo ñëpp ñi ngi fi ak ñoo xam ne ñi ngi leen di déglu autorité coutumière autorité religieuse ñoom ñi nga xam ne nit ñi ngi leen di déglu ñu waroon gën a lëkkaloog ñoom gën leen jege pour ñu dugal seen loxo ci xeex bi defe naa ne peut-être loolu doon na wàññi mais nag tamit lenn dina am bu weesoo nit ñi ni ñuy comporter bu ñu waxee dëgg ba wax dëgg bu ñu xoolee ay dëkk yoo xam ne dañoo discipliné yu mel ne Allemagne yu mel ne Corée du Sud nga xam ne lépp lu ñuy wax ne nañ ko moytu ñi ngi ko moytu terewul feebar bi ñëwaat na fa di demaat ba nga xam ne tey jii dëkk bu ñuy wooyee Iran ñi ngi ci 4e fois muy dellu siwaat fekk nit ñaa ngi respecté kon feebar bi dafa am lu yéeme ak yu bees yoo xam ne moom la àndal ba nga xam ne tey ji ñàkku bi la ñu gis tey ji raxas sa loxo lu bari lañ gis tey ji sol masque moytu mbooloo yi moytu dëj yi dañ ci insister bu baax parce que dafa am ku ma doon waxtaanal rek ñu waroon gisee mu ne ma dafa dem dëj boo xam ne non seulement que fa gaañu woon dañ ko defoon hospitalisation à domicile fekk jàngoro ji la amoon. wax ak nit ñi ne leen ci dëj yi yu bari ci dëj yi lay jógee. bu ñu laajee laaj bu mujj mooy élection locale yi. dàq dañ ko sax mais c'est parce que am ngi ni boobu tamit pour bokk ci bu fekkee jàppal. incha allah moom bu ko yàlla tuddee may ñu wérgu yaram musal ñu ci mbas mi te mbuurwaay bëggu ko dinañ samp suñu ndënd. dinañ taxaw fii wane loo xam ne moom la ñu yéene Mbour bu ànd ceeg waa Mbour ànd ci surtout ak jigéen ñi parce que jot na tamit maire bi jigéen ñi taxaw fa dañ koy assumer dañ koy waaw nun jigéen du fait divers rek ku bëgg lu ñaaw ci dëkk bi jaarale ko ci jigéen dafa am taxawaay ci Sénégal démb ak barki démb dafa jot mu ñëwaat amaat taxawaay ci Sénégalu tey dañ ci bokk maintenant nag kenn du mayee dara foog ñu mel ni ñu war a mel def li ñu war a def
pour mën a yegg si foofu mais dañ ci bokk. madame Diop maa ngi lay gërëm bu baax a baax sa kàddu gu mujj lan lay doon. di la jaajëfal di vraiment ci émission bi occasion bi ñu may di am yaakaar ne tooñuñu fi kenn waxuñu fi dara loo xam ne waru kàddu gu ku sellul la di ñaanal nag dëkk bi yëpp donte duñu sëriñ wante nee na ñaan fu nekk boo ci waxee lu baax rek mën na dal di ñaanal ñëpp jàmm ñun ñëpp yàlla musal ñu ci mbas meeg feebar yi ñuy dégg yëpp te tamit di wax nag vraiment ñi jiite réew mi jot nañu respecter calendrier électoral bi def yeneen dëkk yi ni ñu def rek insister bu baax ci naka lañ ko war a defee anam bu sell mais ñu respecter calendrier électoral bi suñu démocratie bi doxaat ci yoon parce que musuñu gis Sénégal musul vivre lu muy vivre ci moment yi ci calendrier électoral amuñu fichier électoral bu taxaw xamuñu calendrier électoral voilà on a un ministre de l'intérieur daal moom moo xam yëpp ñoom ñooy décider yëpp askan bi bokkuñu kooku du démocratie bu ñuy nawlu. merci beaucoup madame Diop Blondé ñu gën koo xam ci Ndeye Fatou Ndiaye nekk ingénieur en communication mais aussi bokk ci plateforme Avenir Sénégal bu ñu bëgg moom lañu daloon ci li nga xam ne mooy émission audience di am ci mbégte ak contentement rek ci dalal gëm ñu dalal te nangul ñu ko aussi ak si facilité ci réponse ci questions yi di leen jox dig daje xam naa ba beneen yoon seen émission audience ak beneen invité jërë ngeen jëf.